dugg si ñëpp ñoo ngi leen di ziar Thomas naka mbir yi Abdou Cissé bëgg naa la bu baax di rafetlu liggéey bi ma gis fan yi nga di koy def mooy lu am solo macha allah. bëgg a wax rek ci ressources naturelles yi comme niñ ko waxee ci énoncé bi bëgg a wax aussi ci réforme constitutionnelle bi nga xam ne Sénégal soxla na ko bëgg a wax ci journalistes yi ak activistes yi. bëgg a wax ci trio Idrissa Ousmane Sonko Khalifa Sall lan la mën a jural Sénégal bëgg a wax ci homosexuels yi bëgg a wax ci dialogue politique bi ak ses détracteurs bëgg a wax tuuti ci Ablaye Wade nga xamante ne bii mën naa ne il joue sa dernière carte bëgg a wax tuuti aussi ci yenn politiciens yi ak système beeg lu tax ngay critiquer système ànd ak système. bëgg a wax aussi ci preuve yi nga xamante ne bi nit ñi war nañ koy apporter te bàyyi di accuser rek di continuer loyauté Idrissa Seck bëgg nañ ci wax bëgg nañ wax tamit ci caisse d'avance bi nga xamante ne bi moom lañ jàppe woon Khalifa Sall fan la mujj parce que bëgg nañ ci am lu ay leeral waaw bëgg a tàmbalee suñu waxtaan nag di jaale Amath Dansokho mbokku Sénégal yëpp ndaxte figure la ci politique seen politique gu Sénégal figure la boo xam ne ab bañkat la woon te waa Sénégal yëpp jàpp naa ne ameel nañ ko njukkal kon ñu ngi koy jaale ni ñu jaalee woon Ousmane Tanor Dieng ni ñu jaalee woon keneen ak keneen koo xamante ne bi mas ngaa nekk ci scène politique gu Sénégal mas ngaa yëngu ci wàllu politique gu Sénégal moo xam nga def lu baax moo xam nga def lu bon ndaxte jàpp naa ne avant ñuy xarab kenn képp ku jóg rek ne damay yëngatu ngir sama réew sa réew amel na la njukkal après nag la ñuy seet li nga def ndax baaxoon na wala baaxut moo tax képp ku mas a def politique Sénégal même boo génnee àddina ak koo mën a doon man li ma ci mën a wax rek bëgg ko ci wax rek mooy ñaanal la yàlla delloo la njukkal ñaanal la yàlla xare la àjjana ak koo mën a doon ndax nga def lu baax nga def lu bon yaama taneel ki toog këram di seetaan man politicien bi nga xamante ne bii dafa bon wala doon bi muy def politique doon na sàcc alali réew mi moo ma gënal ki tëdd këram di seetaan nanguwut a jóg ci réew mi kooku moom tekkiwul dara moo tax des fois nga gis yenn gars yi jóg di xas ñii di xas Ousmane Tanor Dieng ñii xas Amath Dansokho ñii xas xeneen ñii xas keneen ñii xas Senghor ñii xas Abdou Diouf waaw am nañ lu ñu leen critiquer mais man ñooñu ñooma taneel ñi tëdd seen kër di seetaan parce que ñooñu moom amuñu benn njariñ ñee sax jéem nañ au moins dara bañ di leen critiquer mais yow mi tëdd ci sa kër di gis réew mi ni muy doxe jéemoo ci waxoo ci agiroo ci musuloo yëngutu ci politique lu du toog di seetaan naan sama dépense bii laa tal naan sama ay gii laa tal sama courant bii laa tal yow miy def loolu ñii politique ñoo la tane tekki woo dara loolu mooy premier message bi nga xam ne moom laa bëggoon a nuyoo ñi nga xam ne dañoo tëdd seen kër jàpp ne loolu mooy régler problème mu Sénégal yi li nga xam ne moom laa bëgg a njëkk a wax nag mooy ressources naturelles u Sénégal yi ñu ngi ciy wax démb yaakaar naa ak bërki démb ak temps yee yëpp feeru Falémé bi fan yi moo nekk buzz bi ndax am na conférence de presse boo xamante ne bi Ousmane Sonko def na ko ci état bi daal di gaawantu jóg répliquer bi ñu jógee répliquer mu indi tuuti tollé donc ñu nekk ci wàllu feeru Falémé bi di ci wax déglu naa ci waxu ñi nga xam ne ñoo ko dénoncé parce que du conférence de presse bi rek parce que lu ci nekk nit bu koy wax day wax te yàlla tax day wax dëgg te man du ma raay kenn conférence de presse bi Ousmane Sonko def am na solo macha allah yëkkatiwaat na coow li bu baax a baax yëngalaat na ko mais avant conférence de presse boobu daaw 2018
à 4 mois des élections am na ñoo xam ne jógoon nañ ci yëngal ci ba bind ci président dénoncé ci réseaux sociaux yi presse en ligne bi wax ci ñu dénoncé feeru Falémé bii mais biñ ko dénoncé à 4 mois des élections dénonciation boobu ñu doon dénoncé feeru Falémé bi ak coow li muy opposition bi ñoom ñëpp en général dénoncé boobu ñu ko dénoncé ak journaliste Mout Bane ak Baba Aïdara yi nga xam ne ñoo ngi ci doon wax depuis 2018 ci feer bi def ci ay chronique élection yi moo ko nëbbu ba feeñul mu meloon ni loo xam ne dafa nekk en veilleuse ba bërki démb le député Ousmane Sonko ñuy rafetlu taxawaayam ci wàllu woowu yëngalaat ko yëngal ci wax a wax ba nga xam ne sax jaral na état du Sénégal ñu génn di apporter ay précisions. ma gis ne directeur APIX am na lu mu ci wax loo xamante ne bi am na ay incohérence ndax man su ma déggee wax du ma déglu benn wax rek damay déglu ñëpp déglu naa directeur APIX ñu laaj ko ne ko seen convention bi kañ lay dugg en vigueur man loolu moo ma intéressé woon xam naa njombe yi ci nekk mais li ma intéressé woon xam mooy convention bi kañ lay dugg en vigueur biñ ko laajee bu ngeen seetluwaatee bu leen neexee ngeen dem seetaan ko ci YouTube bi kañ lay dugg en vigueur dane mi ngi dugg en vigueur dafay xaar approbation wu kan ba ci yàgg mu waxaat ne dugg na en vigueur ginnaaw biñ ko signé démb dafa indi nuance ñaari mbir directeur APIX kon li mu wax dara leeru ci foofu nuance la indi démb ci RTS ndax nee na approbation lay xaar pour nekk en vigueur ba ci yàgg mu ne mi ngi en vigueur ginnaaw démb lañ ko signé kon bëggoon nañu directeur APIX boobu wax ñu ban moo ciy dëgg waaye tout compte fait li nga xam ne moom la ci nit ñi di bañ pour ma leeral leen ko ci feer bi mooy entreprise boobu bu turc boobu non seulement dañoo bëgg a signé ak moom dañoo signé ak moom convention bi ba pare ndax signé nañ koo pare ñu leeral leen signé nañu convention ba pare APIX signé na kook ñoom mooy dañ leen defal ay exonération presque lu mat ci fukki at entreprise boo xam ne dafa ñëw war a exploiter sa fer yow war cee génne fer war cee génne yeneen ak yeneen war koo travailler war koo exporter nga dindil ko exonération pendant fukki at du fay benn lempo loolu lu ko gën a garaaw amul parce que entreprise bi nga xam ne mooy utiliser fer bi dafa ñëw daf ci ut si intérêt daf ciy gagné kooko di ca gagné loolu muy gagné nga ne ko dindil naa la taxes yi nga ci waroon a fay état kon lu muy jariñ ma déglu directeur APIX mu ne waaw dinañ créer 400 emplois waaw 400 emplois yi ñuy créer rek moo war a mën a tax nga ne ko léegi teggil naa la impôt doo fay benn l'impôt yeneen entreprise yi fi nekk nag yor ay 1000 employés TFM sax xanaa yor na lu plus de 400 employés te pourtant ñi ngi koy fayloo impôt oui Sen TV yor na presque 300 employés pourtant ñi ngi koy fayloo impôt Sedima yor na plus de 500 employés pourtant ñi ngi koy fayloo impôt NMA Sanders bu Ahmed Amar yor na presque 500 employés te ñi ngi koy fayloo impôt waa ñu jàpp entreprise étrangère yi di leen dooleel di leen wax ne ñëw leen ci réew mi te yéen du ngeen fay impôt ñun suñuy entreprise yi nekk ci biir Sénégal di ay doomi Sénégal ñu leen di fayloo impôt est-ce que loolu yenu na maanaa mbokk yi yenuwul maanaa doomi Sénégal yi nga xamante ne bi ñoo yor entreprise sénégalaise yi ci biir réew mi ñu leen di fayloo impôt ab étranger jóge bitim réew ñëw créer benn usine nga jox ko non seulement marché bu mag a mag bu juteux di feeru Sénégal ba noppi ne ko fileeg 10 ans doo fay benn l'impôt loolu yenuwul maanaam ressources naturelles yi nag yemul rek ci feeru Falémé man dama bëggoon Sénégal su fekkee continuer nañ rythme bi ñu jël nii coow lu jóg danañ ci yëy yàbbi wax cee wax a wax ba loola jeex te duñ am benn solution moo tax il faut ñu changer stratégie bu ñuy waxee ak sénégalais yi xool ngeen nekk nañ fi ci pétrole bi coow pétrole bi manifeste fi yëy yàbbi bañ ne ubbi nañ ci enquête rek coow pétrole bi rës na ñu jógaat
songu coow 94 milliards 94 milliards 94 milliards Maître El Hadji Diouf Ousmane Sonko Maître El Hadji Diouf coow 94 milliards ba ci yàgg ñu yàbbeeti loolu léegi daal di sexati feeru Falémé bu yàggee man duma comprendre te ñun ban problème lañ ci war a régler moo tax ma jàpp ne problème bi ñu war a régler ci ressources naturelles du Sénégal yi c'est un problème global doonatul benn problème rek parce que ressources naturelles du Sénégal yi pétrole bi ci la bokk ak gaz bi mais or bi ci la bokk phosphate bi ci la bokk zircon bi ci la bokk feeru Falémé bi ñuy coow ni tey ci la bokk kon du benn mbir rek mais gars ñi da ngay gis ne ci seen communication dañuy jël benn affaire yëy ba mu mokk ñu daal di teg ne duñ ko warax jëlaat beneen affaire yëy ba mu mokk ñu tegaat ko ne mais bu yàggee fan lañ jëm on tourne autour du pot il faut ngeen xam ko on tourne autour du pot parce que du ci benn problème buñ jël bu réglé du ci benn problème buñ jël ba mu jeex ba réglé ñu door a jël beneen wala ñu régler problème bi dans sa globalité donc il faut ñu xam lan lañ ci bëgg ñun tamit man duma fi nekk naan damay jàpp feeru Falémé bi di ci wax pour créer rek benn genre psychose ñu nekk ci feeru Falémé te di entretenir nit ñi feeru Falémé waa ana zircon bi ñu doon wax fan yi lu ci nu mujje ana pétrole beeg gaz bi ñu doon wax fan yi nu mujje ana 94 milliards yi ñu doon wax fan yi nu mujje fenn waxi kese amul njariñ il faut ñu dem ak xel wallahi il faut ñu dem ak xel ci li ñuy def parce que nii ma gisee man ñuy defee nii politique bi nii ni ñu ko defee nii du noonu de communication bi ni ñu ko jëlee nii du noonu maa ngi nuyu bu baax Henriette Tine sama tooma jaajëf maa ngi lay ziar Mor Diop Saliou maa ngi leen di ziar bu baax a baax bëgg sénégalais yi vraiment ñu delloosiwaat suñu xel ci ressources naturelles yi c'est un problème global boo xamante ne bii il faut que opposition bi dajaloo suude pour mën ko xeex ensemble mais du xeex boo xamante ne bii benn nit day génn fee singularisé wu daal di dénoncer benn affaire nit ñi naan cey sawaay mooy ngand mi ngi dénoncer mi ngi et après dafa tere Macky Sall continuer li muy def dafa tere Macky Sall gouverner ndax dafa tere dénoncer gi baax na mais li ma bëggoon man doon ko ñaan opposition bi mooy ñu dajale seen ay xalaat ñu def ce combat des ressources naturelles un combat global mu bañ a nekk un combat solitaire parce que sinon duñ ci am résultat nii rek lay demee benn groupe mooy jóg ñu ne pétrole ak gaz ñu nekk ca ngay ba ci yàgg ñu fàtte loolu beneen groupe jóg daan ne waaw 94 milliards ñu yëkkati ngay 94 milliards ngay mu jeex ñu tegaat noonu beneen groupe jóg ne feeru Falémé ñu yëg ci ngay mais c'est quoi ça c'est quoi loolu mooy lan loolu ñuy def du dara lu dul ñëkkati di wax nii rek waxu kese la c'est de la spéculation il faut tamit ñun tamit ñu xalaat li ñu bëgg a def lan la ngir yàlla yéen opposition bi yéen ñëpp laa wax d'accord suñuy ressources naturelles la dañ ko war a xeex d'accord naa ne Macky Sall yàq na réew mi d'accord naa ne Macky Sall pasaree na réew mi mais yàq gu mu yàq réew mi ak pasare gu mu pasare réew mi duwul rek pour régler ko dañuy taxaw rek ne waaw nit ñëpp xam nañ ne pétrole bi caxat-caxatee nañ ko wax nañ ci ba sonn xam nañ ne gaz bi caxat-caxatee nañ ko nit ñi wax nañ ci ba sonn ñëpp a ci wax ñëpp xam nañ ne fer bi wax nañ ci ba sonn léegi nag qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire moom laa leen bëgg a wax mooy que ni xeex bi du jóg leen dem jël seeni yet dem ca palais ba xeex bi il faut moom beneen approche bu gën a intelligente ci li comme que lii ñuy def nii parce que fan lay mujjee
Ousmane Sonko wax na affaire fer bi génn na ay secret ah ñeneen tamit génn nañ ay secret journaliste Baba Aïdara waxoon na ci Mout Bane waxoon na ci waaw lii am na lee amut lii am na lee amut ñu nekk fi di wax ci loolu di wax ci loolu ba yàgg beneen problème génn ñu fàtte loolu nekk ci leneen dañuy tourner rek Ibra Fall si ka signé nañ ko directeur APIX wax na ko Ibra Fall directeur APIX wax na démb ci RTS ne signé nañ ko ñoom signé nañu convention bi ba pare waaw boolew gi nag laa bëgg man bu ñu booloowee ay xalaat mais su fekkente ne bii man damaa nekk kuréel yow nga jékki-jékki génn fële def sa ndaje woote wax sa li ngay wax te yëgaloo ma dama lay seetaan du ma ci dugg oui c'est vrai du ma ci dugg li gënoon a nice man jàpp naa ne mooy lañ tàmbalee woon ñoom bi élection yi jeexee mooy ñu daje ñoom ñëpp soit kër Idrissa Seck wala kër Madické Niang wala kër Nangam ñoom ñëpp ñu dajaloo génne livre blanc commencé di xeexandoo dynamique boobu moom lañ waroon a continuer mais suñ ko daggee day indi rupture ci problème mu communication day am kon ci réew mi parce que am na ci ñoo xam ne ku nekk ak sa dignité am na ci ñoo xam ne bu fekkente ne bi jóg nga yow nga démarqué wu nga taxaw nga wax dañ lay seetaan oui waaw maanaam dénoncé bi baax na Mor Diop dénoncé baax na Boubacar Cissé dénoncé baax na mais dénoncé bi dañ ciy bëgg a yàgg il faut ñu jël beneen plan d'action ñun dénoncé la ñuy def boobu ba léegi di man 2012 moo fi toogee ba léegi maa ngi dénoncé di mais il faut maintenant ñu jël ay solution yooyu nag laa bëgg a joxe pour ñu barrer la route à Macky Sall ce n'est plus de dire que Macky Sall signé na lii joxe na lii joxe ne xam ngeen lu tax Macky Sall kenn mënu koo teree joxe ay contrat ndax constitution bi moo ko may mais dafa waroon a wàccoon teg li ko constitution bi wax mooy contrat booy joxe na leer ci askan bi te loolu la wàccoon teewul mais kenn mënu koo teree joxe contrat il faut ñu wax nit ñi dëgg Macky Sall laa leen wax kenn ci Sénégal mënu koo tere joxe contrat pétrolier wala minier wala lu mënti doon ndax constitution bi moo ko may constitution boobu ko may nag dafa wëlbatiku ne ko yow Macky Sall yow miy joxe loolu na nga ko leeral na nga ko def en toute transparence ñun ñëpp xam nañ ne defu ko en toute transparence Macky Sall contrat bu mu fi signé moom la ministère des finances am ministre de l'énergie am des mines APIX am ak ay instruments am ñoom rek la kon population bi moom xamul dara ci li Macky Sall di signé population Sénégal xamul ci dara pour réussir nag 500 000 jeunes yi ngay wax dans la rue Ibra Fall il faut que ñu waxtaan il faut que problème mu ressources naturelles au Sénégal yi kenn nit mënu koo régler mën nga wax ba xaabaabal mën nga wax ba xotteeku mais mënoo koo régler problème mu ressources naturelles du Sénégal c'est un problème global boo xamante ne bi opposition bi ñoom ñëpp ñoo ci war a dajaloo régler ko avec intelligence pas avec la violence loolu tamit da ngeen ko xam nañu régler problème mu ressources naturelles du Sénégal yi avec intelligence mais pas avec violence parce que violence du ko régler boo génnee jël ay yat boo génnee jël ay yat ne dem leen songi pale ba dajeeg policiers yi ñu dóorante rayante ñu ray ñi ñu dóor ñi nan la ñuy régler problème bi c'est pas ça du xel xam ngeen lan la orgueil yi ak ngandulu gi ak jël sa bopp teg ko foo nekkul loolu yëpp la ñuy teer wàcce ko ci suuf ñu toog waxtaan ku ci nekk lay sa rôle ñu def ko parce que ku ne am nga loo xam ku ne ci réew mi rek am nga loo xam am nga loo mën man li may bañ mooy nga yëkkati ñii di tuutil ñii gis nga xeex bi buñ ko bëggee gañe Macky Sall buñ ko bëggee gañe ñun ñëpp a koy gañe mais du doon benn nit de du doon benn groupe de
bés bu ñu xàjjaloowee wala ñuy xas ñii yaakaar ne suñu mbër moo baax naan mbër mais baaxul mais duñ mës a dem parce que dañuy diviser ku ci nekk am na luñ la waxal. gis nga fii Sénégal ku ne am ngay mbóot opposition bi bu ñu fi nekkee di sullente ay mbóot Macky Sall la ñuy defaral ku ne am nga ay mbóot kon approche bi na nekk approche globale na nekk xeexu ensemble mais diw moo porté xeex bi keneen porté wu ko loolu amul sens. loolu ñu koy wax ñooñu ñoo indi division bi ñoo tax duñ mës a réussir li ñuy def. gis ngeen ñi nga xam ne dañuy singulariser mbir mi féetale ko fenn moo waral toujours ñu am problème. parce que xam ngeen lu tax réseaux sociaux yi dafa tax ba fësal nit léegi yomb. il faut nit ñi ngeen dem ak intelligence. wallahi man soxoruma kenn man mii di wax ak yéen yàlla laay seereel ne képp ku ma soxore rek wala ma yéene lu bon rek man yàlla naa torox. man si ñépp nag laa wax mais xam nga lu may bañ yëkkati sa bopp di tuutil jàmbur ku ko def ma dal ci sa kaw parce que doo dara ku ne rek nit rek lañ ku ne da nga am xel di xalaat ku ne di liggéey ku ne am gëm-gëm ku ne am yoon ku ci nekk am ligne de conduite mais wax naa benn wax rek am naa sama groupe 50 jeunes dugg nañ ci réseaux sociaux yi sawaay mooy ngand moo fi man moo lii moo laa mooy xeex moom dong dem yooyu day tardeel nit ñi rek yàlla xam ne dañuy tardeel yóbbu ñu fet xam ngeen lan la nan la ñuy def ba régler Macky Sall mi problème nañ la ñuy def ba freiner Macky Sall mi ci élection locale yi ak élection député yi pour mën a régler problème mu ressources naturelles yi. pour régler problème mu ressources naturelles yi il faut ñu freiner Macky Sall ci élection locale yi ak ci élection député yi te loolu pour ñu mën ko réussir il faut que opposition bi booloo. ngaa ñi déglu leen li may wax man li may wax du affaire partisan man dépassé naa niveau partisan problème global laay wax. moo tax ku ma fi indil singularité nit du ma la déglu parce que nekkuma fi man pour nit li may wax. analyse la boo xam ne dans le cadre général bu ñu bokk ñun ñëpp problème ressources naturelles yi doonatul taxaw ci mbedd mi di ko yuuxu moo koy régler. élection locale yii di ñëw ak élection législative yii di ñëw opposition bi dajaloo booloo def liste unique nangu maire yu bari député yi ñu am majorité daaneel Macky Sall c'est ça la solution. c'est ça la solution keneen ku leen wax leneen mi ngi leen di nax. keneen kum leen di wax leneen daf leen di nax te il est temps que loolu ñu commencé ko dès à présent. ce n'est pas parce que réseaux sociaux yaay nit ñaa ngi yuuxu rek nit ñaa ngi naan diwee ngand rek affaire bi rek la wu na déedéet. Macky Sall ba léegi mooy président Macky Sall ba léegi mooy joxe contrat yi Macky Sall ba léegi mooy yilif réew mi donc qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire mooy opposition bi fexe ba élection locale yi di ñëw ngir yàlla ñu dajaloo ci benn buum. ngir mën a nangu maire yu bari ngir nangu député yu bari ngir daaneel Macky Sall balaa 2024 lii mooy solution bi de mbokk yi lii mooy solution bi du leneen ku fi nekk di wax leneen bee boo ngeen xam ne day tardeel boppam mais réew mi kenn du ko mas a taal di jëli yat di dem ca palais ba naan Macky Sall génnal fii di rayante indi rayante ci réew mi kenn du ko def parce que suñu intérêt moo ci nekk ñun ñëpp. du rek intérêt nguur gi ce qu'il faut faire mooy nañu boole nit ñi yéen waa opposition bi ñu ne ci réseaux sociaux yi di wax moo xam ñi ànd ak Sonko moo xam ñi ànd ak Idrissa moo xam ñi ànd ak Khalifa Sall moo xam ñi ànd ak Madické Niang moo xam ñi ànd ak keneen moo xam ñi ànd ak keneen li ma leen bëgg a wax mooy lii régler problème mu ressources naturelles yi laa wax problème la boo xam ne du benn problème. pétrole la gaz la zircon la phosphate la or la feru Falémé la ñépp a ci bokk ñooñu ñépp nag pour ñu régler problème boobu na opposition bi fexe ba dajaloo ci benn buum ngir élection locale ak élection législative ñu mën a nangu réew mi ci loxoy Macky Sall loolu mooy mën a tax ñu mën a régler problème mu ressources naturelles yi man loolu laa ciy wax
ci li nga xamante ne bi mooy wàllu ressources naturelles yi parce que réformer constitution Sénégal suñ ko dee wax dafa am solo ndax doole ji constitution bi jox Macky Sall moo waral lii lépp coow lu bari lii lépp tant que réformer wuñ suñu constitution en profondeur wàññi doole yi njiiti réew mi ba lu baree bari dootu ko sañ il faut que ñu am problème donc moo tax may wax waa Sénégal ne deuxième solution bi à part dajaloo solution à court terme bii élection locale yi ñu jële fi Macky Sall à travers ñu nangu maire yu bari am ay députés yu bari deuxième bi mooy constitution Sénégal ci boppam nañ ko réformer ni ñu koy réformer mooy ñu jéem a fexe ba wàññi doole njiitu réew mi ba lii mu sañ ci joxe contrat te du tàggu kenn ba lii mu sañ ci signer ay convention te du ci waxtaan ak kenn ba lii mu sañ lu baree bari ci jiite assemblée nationale di leen def loolu ko neex di defloo justice bi lu ko neex il faut une réforme en profondeur de cette constitution là pour que problème yu bari yu mel nii ñu mën koo régler parce que suñ ko deful duñ ko mës a régler cette réforme là de la constitution nag dafa war a nekk une réforme en profondeur boo xamante ne bii mën na faa doxe jaare changer waale lu baree bari ci système bi ñu bëgg a changer pour ñu réformer constitution bi mën nañ faa jaare waale régler waale lu bari ci système bi ñu bëgg a changer moo tax une réforme en profondeur de la constitution laaj na opposition bi encore une fois ñoom ñëpp ñu toogaat génne point yi nga xam ne moom lañ war a réformer xool li ñu war a wàññi ci doole njiitu réew mi ba nga xamante ne bii njiitu réew mi dootul sañ jël alali réew mi di ko joxe saa su ko neexee dootul sañ di signer ay contrat saa su ko neexee dootul sañ di utiliser justice bi dootul sañ di utiliser assemblée nationale il faut garde-fou yu mel noonu ñu def ko te garde-fou yooyu il faut opposition bi dajaloo ngir ñu mën a def une réforme profonde de la constitution pour ñu mën ko réussir suñ ko deful dañuy nekk nii di wax rek kum neex génn dajale say nit yuuxu ba doyal diw sàcc la diw nangam ñu ne yaa fi man fekk manoo kenn réglé woo dara parce que man actuellement nii lu régler problème bi laay wax fi ñu toll mais waxatuma lu koy dénoncer génn di dénoncer moom jeex na ndax ñëpp xam nañ ne Macky Sall yàq na Sénégal ñëpp xam ne Macky Sall pasaree na alali réew mi ñëpp xam ne Macky Sall lu ko neex lay def ci ressources naturelles yi ban solution lañ ci war a utiliser léegi mooy sama mbir ban solution lan lañ war a def pour freiner Macky Sall c'est ça le problème yan jéego lañ war a teg pour freiner Macky Sall mais jéego yu doonatul Macky sàcc na nii Macky signé na fee diw def na nii diw sàcc na fee loolu xam nañ ko xamati ko maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner pour barrer la route à Macky Sall loolu mooy mbir mi moo tax yenn journalistes yi ma di leen wax ne kum neex am nga sañ-sañu far kum neex am nga sañ-sañu bokk fu la neex mais affiché ko bul utiliser say chronique wala say wax pour gaaral ay nit et puis ku ciy wax na nga wax Macky Sall opposition bi nga nekk journaliste di chroniqueur wala ngay activiste di dénoncer ba noppi di dénoncer ci biir opposition bi yow liggéeyal en fait Macky Sall ngay liggéeyal dafa am ay journaliste ki activiste ki chroniqueur yoo xam ne dafa mel ni Macky Sall la ñuy liggéeyal en fait parce que dañuy fragiliser des membres de l'opposition pour may doole keneen wala loolu soo ko dee def nag yaa ngi dimbale Macky Sall moo tax journaliste encagoulé yooyu ma di leen wax ne nit ñi xam nañ leen il faut ngeen arrêter di wax loo xamante ne bii yow li nga doon dénoncer ba nit ñi gëm la ci topp la nga jël ko maintenant wëlbatiku bëgg ko def cheval de bataille bëgg ko def cheval de Troie di ko politiquer pour jéem a daaneel kenn pour yëkkati kenn c'est pas bien c'est pas loyal un journaliste waxuma nag animateur ah waxuma ay chroniqueur waxuma ay nangam un vrai journaliste laa wax genre Pape Djibril Fall genre Pape Alé Niang ci niñ ko yaakaare genre informateur yu mel ni Baba Aïdara journaliste genre ñu mel ni Clédor Sène ñooñu dinaa leen déglu man dinaa leen déglu
ñii dinaa leen déglu ci Sénégal ci ay informateur Baba Aïdara dinaa ko déglu, dinaa déglu Clédor Sène, dinaa déglu Pape Djibril Fall, dinaa déglu Pape Alé Niang. Mais toujours ci li ma leen di dégloo mooy ñu def analyse boo xam ne analyse la ñu def en tant que journaliste ñett ñi, parce que Clédor Sène du journaliste mais dafa xam lu bari, gëstukat la te jusqu'à présent gisaguma mu wone appartenance. Clédor Sène maa ngi koy déglu ay waxam di ko bàyyi xel parce que gisaguma ko mu wone ay parparloo ci li muy wax. Baba Aïdara maa ngi koy déglu parce que gisaguma ko mu wone parparloo ci li muy wax. moo tax yow mi nga xam ne dangaa opté pour wax ci réew mi ni muy doxe ñaari condition rek nga ci mën a waxee, soit da nga ciy wax pour yam ci digg bi wala nga wax ci pour jàng benn côté. waaw donc maa ngi leen di ñaan yéen journalistes yi ngeen xoolaat bu baax a baax ni ngeen di orienter opinion bi, parce que orienter opinion dafa am solo te booy orienter opinion na nga ko orienter ci dëgg, bul ko orienter ci ay fen, bul ko orienter aussi ci parti pris. booy orienter ab public en tant que journaliste laax de, waxuma chroniqueur nag, waxuma ko far fenn, waxuma lool de, waxuma ñooñu de. Un journaliste laa wax digne de son nom, celui qui est journaliste. te journaliste yi dañ leen wàññi Sénégal de, animateurs yi Sénégal da ngay déglu revue de presse sax ñu yaakaar ne Ahmed Aïdara li muy wax, Ahmed Aïdara revue de presse du journaliste. Revue de presse tamit du liñ lay wax lépp ci revue de presse bi mooy dëgg. Journaliste d'investigation nag en tant comme Baba Aïdara dama koy déglu, gëstukat bu mel ni Clédor Sène dama koy déglu, journaliste d'investigation bu mel ni Pape Djibril Fall dama koy déglu, Pape Alé Niang aussi dinaa koy déglu. mais ñooñu ñooy journaliste yi nga xam ne mën nañ leen a déglu seeni wax, mais toujours nañ ko teg ci cadre rek informer les Sénégalais. loolu tamit bëggoon naa ñu ci des nag ay chroniqueur lañ, bu leen neexee lu leen neex wax, bu leen neexee tey ñu wax lii bu subaa ñu wax lee. Chroniqueur wala animateur boo xam ne yor nga sab rajo wala nga yor sa site internet moom di wax lu la neex, kooku yow la concerné. dafa am nag point bu ma amal solo muy 4e point bi, ma bëgg a wax ci Idrissa Seck, Ousmane Sonko ak Khalifa Sall. ngeen déglu moom bu baax ci 4e point boobu. ñoom ñett mën nañoo régler problème mu Sénégal suñ ko bëggee. Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall suñ ko bëggee mën nañoo régler problème mu Sénégal parce que ñoom ñett ñoo fi nekk. nan la ñuy régler problème mu Sénégal? élection législative yii di ñëw ak élection député yi ñu booloo. suñ booloowee buñ demee présidentielle kenn ku ne booy wër booy samp sa ndënd nga samp sa ndënd. man problème bi nekkul foofu, sama problème nekkul ci présidentielle ñëwagul, mais élection yi ñëw ci suñ kanam laa wax, muy élection locale ak élection législative war nañ cee mën a booloo. Idrissa Seck, Khalifa Sall, Ousmane Sonko buñ ko defee Macky Sall dafay jóge. oui Macky Sall dafay jóge. ndax danañ ko def nag mi ngi dépendre ci ñoom, dépendre aussi ci ni nga xamante ne bii noonu la ñu war a tegee élection yi kenn ku ci nekk. ci ñoom rek la dépendre parce que xam naa ne Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall bu ñu booloowee mais danañ am le maximum de communes ci Sénégal. man ci région yi laa dëkk, Balla Abdoul Sy Balla man du ma nekkuma di danga mën a yaa ngi door a ñëw maa ngi door a ñëw bi ma waxee li la neex mais bi ma waxee fële sànq lu la xaw a kii merewoon nga ma. Balla esprit partisan boobu bul ko def, analyser rek. su ma waxee loo xam ne neexul sa waay bul ma mere, ndax gis nga sànq gis naa ñu may mere di bind di kii. léegi bi ma waxee ne Idrissa war naa ànd ak Sonko war a ànd ak kii, Balla nee na ma yaa ngi door a ñëw nag, mais liy dimbale Sénégal loolu la.
li ñuy dimbale pour ñu freiner Macky Sall le plus rapidement possible mooy Idrissa ànd ak Ousmane Sonko ak Khalifa Sall loolu mooy l'idéal. ndax dinañ ko am ndax dinañ ko am damay ñaan yàlla ñu am loolu damay ñaan yàlla ñu am loolu ci élection locale yi am ko ci élection député yi wallaahi laa leen wax wallaahi laa leen wax su Idrissa àndee ak Ousmane Sonko ak Khalifa Sall danañ jël maire yi ëpp danañ jël 60% ci maire yi ci Sénégal bis bu ñu àndee ci élection député danañu jël majorité bi à l'Assemblée nationale ndax mën nañ ko réussir point d'interrogation baa ngi noonu laaj bi laa leen samp yéen ñëpp yéen militants yi yéen responsables yi yéen parti politique yi wax leen ci loolu c'est un vrai projet c'est un vrai projet le plus grand projet bi ñu mën a def pour barrer la route à Macky Sall mooy Ousmane Sonko ànd ak Idrissa Seck ak Khalifa Sall ñu dem ci élection locale ak élection député suñ ko nangoo laa wax suñ ko nangoo waaw buñ ko nangoo loolu mooy dëgg mooy l'idéal loolu xam nañ ko ñoom sax xam nañ ko suñ ko defee rek rapidement ñu barrer la route à Macky Sall la solution est très simple maintenant ndax orgueil yi ndax ngandlu yi ndax mën a ji ndax kenn ku ne mën ngaa wàcce sa bopp bañ mën a dajaloo ba mën a wóoy ko affaire bi ñu dajaloo noonu la rek Balla waa d'accord am problème loolu rek fexe leen yéen opposition bi fexe leen yéen militants yi ngeen liggéey ci loo xamante ne bi dañuy fexe ba élection locale Idrissa Ousmane Sonko Khalifa Sall même ñeneen buñ ci mënee dooleek ñu dooleek ci ba am force bu dëgër boo xamante ne bi élection locale dinañ mën a nangu maire yu bari jéego bu njëkk bi loolu la pour nangu réew mi jéego bu njëkk bi loolu la pour nangu Sénégal waaw non Ibra Fall la rue du gagné kenn fii ci Sénégal Ibra Fall Sénégal violence du ko jox kenn les homosexuels góor jigéen ñi ci Sénégal Boy Ouzin Keita seetlu ngeen ne fan yi mooy def buzz bi ci wàllum góor jigéen Boy Ouzin Keita xawma ndax góor jigéen la xawma du góor jigéen mais jëf yu bon rek lay def ci Sénégal cultu Ouzin Keita sol marinière wala mu sol taille basse wala grand boubou ñu di ko reetaan Sénégal ñooy favoriser ak ngóor jigéen nit ñi inconsciemment la ñuy favoriser ak ngóor jigéen te xamuñu ko parce que bu fekkee yooyu affaire comique yooyu Ouzin Keita di def gars yi di ko reetaan muy continuer yaakaar ne noonu li muy def loolu la di sol yi marinière di sol yi ay yóbbuy saak di def nangam ngay gis Omzo di ko wax ngay gis Wally Seck di nekk ak moom ci scène ñu ne waaw comme aspect comique bi dafa bokk ci affaire u art aspect comique bi bu bokk ci affaire u art aussi luy yàq say mërs waruloo ko nangu kon Ouzin Keita il faut ñu freiner ko freiner leen Ouzin Keita yéen waa Sénégal jeunesse su Sénégal fu ngeen ko fekkati mu sol yi grand bu bëgg walay marinière walay def yi fi góor jigéen yooyu yàqate leen ndaje mi mooy yàqate leen ko parce que day yàq seen i doom yàq seen i rakk mi ngi leen di tooñ kon jarul xaar police jarul xaar kenn ki nga xamante ne bii à travers yow affaire yi muy def télévision da koy wone réseaux sociaux yi di ko wone sama waa kër di ko gis mais mi ngi may tooñ kon freiner leen ko freiner leen Ouzin Keita moomu freiner leen képp kuy promouvoir ak ngóor jigéen ci réew mi freiner leen ko képp kuy promouvoir ak ngóor jigéen ci réew mi arrêté leen ko bu dee def soirée yàqate leen ko su leen rombeek otoom tojate leen ko dàq leen ko parce que duñ baaxuñ ci société képp koo xamante ne bi laa wax mi ngi def affaire ngóor jigéen ci réew mi muy Ouzin Keita muy keneen a ci am képp ku ko mën a def bu defee soirée yàqate leen ko bu leen rombeek otoom toje leen ko parce que nit ku bon la nit ku bon nag dañ lay dàq jële la fi waaw bëggoon naa wax tuuti ci dialogue politique bi ñu bari ñu ngi wax ci coow naan dialogue politique bi nangam sàngam dialogue politique bi warta am
kenn Macky Sall kenn wërta dialogue ak moom nangam sangam moo wax leen lan moo tax ñu war a def dialogue politique bi. élection locale yi di ñëw mooy li nga xamante ni bii mooy mën a tax ñu freiner Macky Sall te pour ñu def ko il faut ñu organiser ay élections yu libre et transparente te pour ñu organiser élections yu libre et transparente il faut conditions yi nga xam ne moom la ñu war a teg au préalable en amont pour organiser élections yooyu pouvoir bi d'accord ci opposition bi d'accord ci. est-ce que gars ñi yéen a ngi may dégg élection yi war a freiner Macky Sall muy élection locale yi pour ñu organiser ko mu doon élection yu baax il faut que ñu waxtaanee naka lañ cay demee kon faaw état bi toog ak opposition bi. amul benn réew boo xamante ni bi ñi ngi jëm ci élection te état toogul ak opposition bi mënta nekk. kon duma dialoguer duma lii loolu ku koy wax da nga xamut lu bari mais élection locale ñu jëm ci war a wax ci suffrage universel direct war a wax ci liste unique de l'opposition par exemple war a wax ci parrainage war a wax ci fichier électoral bi nga xamante ne bi dañ ko war a tasaare ko tëggaat ko ndax ay sàcc kese la woon ah war a wax ci loolu lépp ëmb élection yi commission bi nga xam ne moo war a organiser élection yi commission bu indépendante mais loolu dañ cee war a wax far force. kon képp koo xamante ne bi yaa ngi wax ne dialogue politique bi kenn waru cooy dem waxuloo dëgg naa fex nga waaw maa ko wax man ci kaw sama baat ci kaw ku taxaw nga wax ne dialogue politique bee kenn waru caa dem naa fex nga waxuloo dëgg parce que bëggoo réew mi yow en fait nga bëggoo Sénégal say intérêt personnel ngay wax. intérêt réew mi mooy opposition bi toog ak nguur gi ñu wax naka la ñuy organiser élection yi yow nga di ko bañ xanaa da nga ne bëgg kon Macky Sall organiser élection yi moom rek ni mu ko defee woon ñun bëgguñu loolu. Macky Sall ni mu organisé woon présidentielle ba ñëpp critiqué ko ne baaxut nangu naa toog pour ñu tëggaat loolu defaraat ko organiser ko neneen noo xamante ne bii pouvoir dina ci d'accord opposition bi dina ci d'accord mais loolu kay moo gën. kon man dama d'accord ci ñu toog ñu wax d'accord ci ñu toog wax nekkul ne boo ko defee da nga ànd ak pouvoir déedéet défendre say intérêt la défendre les intérêts de l'opposition mooy toog ak nguur gi wax naka la ñuy organiser élection yi c'est ça mais ce n'est pas dem di joxe ay concessions kon nit ñi bu ñu lëmt xelu nit ñi bàyyi leen xelu nit ñi ngeen di lëndëmal di wax naan ko dem ci dialogue bi rek yow traître nga wala non non yow moom mu koy wax yaay traître bi ndax yow doxoo ci intérêt yi Sénégal yow intérêt personnel ngay dox oui. te dialogue boobu tey tous les partis sont représentés dialogue politique bi partis yëpp ils sont représentés là-bas sans exception ñëpp nag laa wax Idrissa Seck est représenté Sonko est représenté Madické Niang est représenté Issa Sall est représenté ñi bokkoon ci élection présidentielle yi sauf le PDS ñi bokkoon ci élection présidentielle yi ñëpp ils sont représentés ci dialogue politique bi parce que fa la ñuy xame naka la ñuy organiser élection yi yow nga taxaw ne ku nekk ci dialogue politique bi yow doxoo ji non non yow mi koy wax yow yaay wut sa intérêt personnel te intérêt personnel nag ñun indiwuñu fi waaw mais Babacar ñëpp a ci nekk Babacar Cissé Ibrahima Diagne c'est vrai Ibrahima Diagne Babacar Cissé yéen ñuy laaj loolu ñëpp a ci nekk déggoo li ma leen wax ma répété waat ko dama ne dialogue politique bi ci naka lañ waxuma dialogue national bi nag da leen def différence dialogue national bi front ba moo fa nekk Mamadou Diop Decroix dialogue national bi Famara Ibrahima Sagna jiite front bi moo fa nekk di Mamadou Diop Decroix mais dialogue politique bi nga xamante ne bii naka la ñuy organiser élection yi dialogue politique boobu Idrissa Seck nga fa waa kër Ousmane Sonko nga fa waa kër Madické nga fa waa kër Issa Sall ak ñeneen pour mu leer une bonne fois pour toutes comme ça zizani bi ñun ñoo bokk ci dialogue yeeg bokki bokk na ci kee bokk ci mu jeex dialogue politique bi ni ñuy organiser élection yi ñii bokkoon ci élection présidentielle yi ñoom ñëpp sans exception laa leen wax ñi ngi ci toog ña nga fa toog kon il faut ñu évacuer loolu ah
mën a def différence dialogue national ak dialogue politique. Dialogue national moom la Famara Ibrahima Sagna jiite, Mamadou Diop Decroix moo fa ne. loolu suñ yoon nekku ci, ñun suñu yoon ci lim nekk mooy dialogue politique. Dialogue politique bi nag Idrissa ak Sonko, Massamba ak Mademba ak Issa Sall ak Madické ñëpp a fa am ay représentants, parce que foofa lañ war a xamee processus électoral bi ni muy tëddee, foofa lañ war a xamee caution bi ñaata la, foofa lañ war a xamee ban commission moo organiser élection yi, foofu lañ war a xamee suffrage universel direct wala foofu lañ war a xamee foofu lañ war a xamee foofu lañ war a xamee. kon dialogue politique boobu toog ca lu wér la, lu war la, une bonne fois pour toutes nit ñi xam ko. waaw bu leen def di bu ñu leen defalati amalgame di leen nax naan non dialogue national bi kenn nekku fa, parce que amul njariñ. Dialogue politique bi nag moom ñëpp a ca nekk sans exception, ñëpp a ci nekk voilà. Ablaye Wade bi ma bëggoon a wax tuuti. Ablaye Wade yàgg naa leen wax ne Karim Wade du ñëw, man yàgg naa koo wax Karim Wade du ñëw. Karim Wade du ñëw ñu naan non dana ñëw, Karim mi ngi waaj, indi nañ valise yi, Karim nii Karim naa. Karim Wade dañ koo jébbale, kenn libéré wu ko. il faut ngeen xam ko yéen waa PDS. Ablaye Wade yàgg ngeen a xam ne ñu bari wax nañ leen ko depuis 2003 la leen ko Idrissa Seck waxoon. Ablaye Wade doomam lay téel parti bi, loolee leen Idrissa waxoon 2003 ba tey moo am. kon waa PDS yi képp ku ci bëgg a ànd ak Karim Wade na nga dem nga ànd ak Ablaye Wade, parce que Ablaye Wade kenn du ko téel partem ku dul doomam. loolu nit ñi yàgg nañ ko wax, yàgg nañ ko wax, yàgg nañ ko wax. Ablaye Wade li tax mu indil ñu problème ci élection présidentielle yii passé, parce que il faut le dire, moo ñu indil problème. lim ñu metti yépp naqari ñu ñun waa Sénégal, une partie responsabilité Ablaye Wade la. il faut le dire, il faut oser le dire. ñenn ñi nag nañ ci mer grawul, mais man loolu sama conviction la, sama gis-gis la, sama gis-gis la. li nu indil problème ñun ñëpp bañ nekkaat fii di wax ak Macky Sall rek Ablaye Wade ci la bokk. te lépp nag intérêt yi doomam dong lay dox, leneen ñoru ko, leneen ñorul Ablaye Wade. élection présidentielle yi sax dafa calculer ne su jàppalee opposition bi Idrissa mën naa jàll wala Sonko jàll, bu ñu jàllee 10 ans la ñuy def, kon doomam day tardé, moo tax mu ne da ciy neutre. loolu la woon, loolu la woon, il faut ñu wax ko. donc carte yi muy joué jamono ji carte téel affaire bi doomam la, leer na Sénégalais yépp. man nekkul bokkuma ci ñi nga xam ne dañ naan waaw Omar Sarr dafa trahir Ablaye Wade. Omar Sarr trahirul Ablaye Wade. Omar Sarr est le dernier vraiment à lâcher. Omar Sarr ngooy na ci ba sonn, jàppale na Ablaye Wade ba sonn, mais il est le dernier à comprendre que Ablaye Wade parti bii doomam dong la koy jox. Omar Sarr ak ñoom Amadou Sall ak Babacar Gaye sont les derniers yi mujj a xam ne Ablaye Wade doomam la. Idrissa Seck wax na leen ko bu yàgg. bu ngeen gisee sonnal gi ñu ko sonnaloon, diaboliser gi ñu ko diaboliser, ba bërki Demba Ndiaye ñuy jëfuru ngeen dégg Pape Samba Mboup mi ngi baalu ak Idrissa Seck. Madické Niang nee na moom moo nekkoon ministre de la justice, Idrissa Seck deful woon dara. témoignage yooyu yépp di leen wax, di leen nettali, daf leen a won ne Idrissa Seck mer gi ko Ablaye Wade mere moo indi lii lépp. waaw dëgg la, mere gi Ablaye Wade mere Idrissa Seck mi njëkk a feeñal mbiram depuis 2003 moo indi coow lii lépp. parce que mere googu mu ko mere moo waral jàppale wu ko ci présidentielle yi, parce que daf ko dencal ba tey. mere googu mu ko mere moo waraloon mu jël Macky Sall mii tey def ko bouc émissaire. Macky Sall jàpp Idrissa Seck di ko peinture, di ko xibaar, di ko toroxal, di bind ci journaux yi, di bind lépp, te lañ doon bind dara du ci dëgg. mi ngi feeñ ndànk-ndànk. Ablaye Wade moomu nag na Sénégal xam ne doomam moo ko ñor. doomam moo ko ñor, dañ koy wax, man dama koy wax.
doomam moo ko ñor ngay doomam jooju ko ñor nag nañ ko bàyyi mu continuer ak doomam mi ngi exil du ñëw way doomam moo ko ñor keneen ñoru ko leer na nañ que ni doomam la bëgg mu téyel ko parteem li ma bëgg nag sama frère Ousmane Sonko def ko mooy mu éviter loolu mu éviter jeu de yo-yo bi ñu koy joué loo ci diggante boobu maa ngi koy wax mbir sama frère Ousmane bu la Ablaye Wade utiliser pour déstabiliser Idrissa Seck je vous le dis haut et fort Ousmane Sonko doomu Sénégal nga patriote nga yaa ngi xeexal sa réew bi nga jóg ak léegi yàggul gis nga aura bi nga am bu la Ablaye Wade utiliser di la dóor ci kaw Idrissa Seck nga di ko nangu Ousmane bul nangu loolu dinaa ci xuusaat nag dafa am lu may denc di ko téye mais dinaa la junj bu la Atepa wër ak Boubacar Camara Ablaye Wade di la woo ngay dem di ko wuy ji te yow yaa fi taxawoon di ko xeex bu yàggee nit ñi dinañ ne tu es incohérent dans ce que tu fais bul ko nangu maa ngi leen di ñaan yéen yóbbul leen ko message bi ngeen conseiller ko suñu frère Ousmane Sonko bum nangu di dugg ci piège u Ablaye Wade bum ko nangu ñun yéene wuñu Ousmane Sonko lu bon mais bum nangu incohérence yi muy def bum ko nangu bum nangu taxaw ne anti système la bëggul ñii nañ leen fusiller jëluma Karim Wade téléphone ñu ne nii gis la ñetti yoon ngay répondre à son père loolu c'est de l'incohérence te ñi ngi ñaan sunu frère Ousmane Sonko mu éviter loolu na ko moytu parce que su ko moytuwul dina tax sunu genre gi mais dootuñu mën a déglu ay waxam parce que man dama bëgg cohérence ci li ngay wax dama bëgg constance ci li ngay def te ku ne xam na Atepa relation ak la famille Wade ku ci nekk xam na Pierre Goudiaby Atepa ku ci nekk xam na Boubacar Camara ci jamonoy Abdoulaye Wade yan poste la doon occupé ñaar ñooñu wër la di la dóor ci paa bi ngay réunion ak paa bi di la gis di la dóor ci kaw Idrissa Seck bul ko nangu Ousmane Sonko bul nangu loolu maa la jox boobu secret bul ko nangu maa la koy wax man maay jaar ci digg bi am na lu bari lu ma xam nag du ma ci xuusandi mais dinaa la junj pour nga xam pour say mbokk xam pour say militant xam pour ñii di ñu seetaan aussi xam bul nangu ñu lay jël def la yow monnaie d'échange di la woo nga yaakaar ne nangam la nga naan way góor gi nangam sangam xaaral ma dem seeti ko c'est mon père je peux apprendre Ablaye Wade doomam lay liggéeyalu la si tu crois que les rencontres que tu fais avec Ablaye Wade dina la bénéficier du la bénéficier au contraire daf lay yàqal waaw bul ko nangu mukk bul ko nangu foofu rek laa ci yem nag du ma ci sori parce que su ma ci xuusee rek dañuy jël wax ji yóbbu ko ci fu mu nekkul mais loolu il fallait que ma wax ko brosser ko pour que say mbokk ak say waay dégg ko pour ñu xam ko parce que jamono ji il faut que Sénégal ñu liggéey ci wàllum cohérence il faut que Sénégal ñu liggéey ci wàllum wax dara ba pare justifier ko parce que wax ji bari na fi ñu toll nii kum neex nga gëm li nga gëm mais da ngay toog léegi Sénégal dégg nit accusation yu grave te du mujj fenn oui nit accusation yu grave te du mujj fenn man nag damaa nekk nit koo xam ne lu ma faral nit lu ma ànd ak nit tamit su ma gisee lu dul dëgg dinaa ci duut baaraam ne lii du dëgg moo tax nañ bàyyi di accuser sans preuve
nañu bàyyi di accuser nit ñi sans preuve lépp lu fi waaye di accuser nit génneel preuve yi mooy tax man ma gëm la de man naw la de man je ne suis pas un fanatique man duma fanatique gu Idrissa Seck man duma fanatique gu Ablaye Wade man duma fanatique gu Ousmane Sonko man duma fanatique gu Macky Sall li nga may wax dafay leer ma teg ci sama baaraam leerut duma la gëm ak koo mën a doon ak koo mën a doon il faut arrêter d'être des fanatiques il faut que li ñu leen di wax ngeen di ko vérifier yàlla sax daf lee la bu ñu la joxee xibaar vérifier ko oui yàlla daf laa wax ne bu ñu la joxee xibaar vérifier ko mais taxaw nga dégg ñu ne oui diw de sàcc na nangam gis nga Maître El Hadji Diouf barki Dembo Ndiaye un avocat taxaw ne Karim Wade moo doon financé campagne Ousmane Sonko ak Atepa ça c'est de l'information pourtant man gëmuma ko jusqu'à preuve du contraire pourtant ay accusations yu grave la su amee lu grave la su amee oui moo tax di joxe ay information sans preuve c'est un problème Maître El Hadji Diouf dafa waroon a leeral fan la teg loolu mu wax en tant que avocat ne da ngay défendre ay nit yow nee nga da ngay défendre ay nit génne ay accusation yu gën a garaaw yooyu te génne woo ci benn preuve Maître El Hadji Diouf kan moo ko jox preuve que ni Karim Wade dafa jox xaalis Ousmane Sonko kan moo ko jox preuve que ni Atepa dafa jox xaalis Ousmane Sonko kan moo ko jox preuve ne ko femme Ablaye Wade dafa jox xaalis Ousmane Sonko pourtant accusé na ko des accusations graves loolu moo tax ma ne di accuser te amoo preuve nañ ko arrêté Sénégal parce que bu yàggee politiciens yi kenn dootu gëm kenn dootu gëm kenn bu fekkee kum neex nga wax te indiwoo benn preuve mbir mi dootul am sens te loolu dafa bari léegi ci Sénégal sama frère Barthélémy Diaz nag dama ko bëgg a wax tuuti rek ne ko Idrissa Seck moo gën a loyal ci politiciens yi ma mas a gis ci politiciens yi anciens yi maa ngi wax Barthélémy Diaz ne ko Idrissa Seck moo ci gën a loyal lu tax ma wax ko Bart mon frère Idrissa Seck moo nangu woon a nekk deuxième mu Khalifa Sall ba fàtte woo ko Barthélémy Idrissa Seck moo jóg di xeexal Khalifa Sall moo taxaw ne su ma gañee réew mi man maay waaxul sama bopp génne Khalifa Sall ci kaso bi Bart waaw kon Idrissa Seck moo gën a loyal ci ñi mës di xeexal Khalifa Sall kon dendale yi ngeen di dendale seeni wax bàyyi leen ko mon frère bàyyi leen ko bu dee loyauté laa wax bu dee nit koo xam ne am na gëm-gëm lu mu wax def ko man ci Idrissa laa ko gisuma ko ci keneen parce que loyauté boobu moo waral 2012 biñ nee nañ dem place de l'indépendance Idrissa Seck dem place de l'indépendance ba ni campagne bi jeexee campagneul Idrissa Seck ay militants mere nañ ko ci lu tax muy toog place de l'indépendance campagneul Macky Sall moom dem di campagne ba jël réew mi loyauté moo ko waral loyauté moo waral Idrissa Seck nangoo nekk numéro 2 wu Khalifa Sall te nekk kilifaam kon Barthélémy Diaz na nga xam bu baax li ngay wax na nga xool bu baax li ngay wax parce que ay intérêt personnel ak jéem a xeex pour conserver sa autonomie ci sa mairie wala mairie de Dakar bu mu tax vraiment ngay wax loo xam ne waroo koo wax wala nit ñi di la xeeb ngay wayadi way am na loo xam ne boo ko waxee da ngay wayadi parce que Sénégal gépp témoigné nañ ne Idrissa Seck dafa wàcce woon boppam jiital Khalifa Sall topp ci ginnaawam ba def ko député kon kooku loyauté la ko woon ngor la ko woon jom la ko woon jàppale ko campagne bi mu xeexal ko actuellement nii dialogue politique bi condition la ci libération wu Khalifa Sall pour libérer nit nag kenn du fi nekk di ko ŋawtee ci mbedd mi naka la ñuy def ba libérer nit kenn du ko wax ci bitti kenn du waxu mbedd waxu suuf la waxu biir néeg la
loolu maa ngi koy wax Barthélemy mu dégg ko comprendre ko. pour libérer Khalifa Sall du ci mbedd mi du ci par pression waxtaanu biir néeg la waxtaanu biir néeg yooyu nag nit ñaa ngi ci di ko wax di ko togg di ko dox bu ñoree Khalifa Sall dina génn. pour libérer Khalifa Sall nit ñaa ngi ci di ci togg di ko dox di ko wax bu ñoree Khalifa Sall dina génn mais il faut pas que nga taxaw nag bëgg électorat yow pour sa Mermoz googu wala nga bëgg a samp sa ndënd ci mairie de Dakar ak après ci kanam lay leer waaw ci kanam lay leer bugguma sori bugguma xuus mais li ma bëgg a wax sama frère Barth daal mooy mu xam ne Idrissa Seck dafa nekk ku loyal jiitaloon na Khalifa Sall nangoo nekk numéro 2 jiital Khalifa Sall nekk député bi ñuy jàppee Khalifa Sall taxaw na xeexal na ko bii nga xamante ne bi nekk na ci campagne électorale bi taxaw na ne Khalifa Sall su ma jëlee réew mi danaa ko génne kon nag Barthélémy Dias na nga xam ne ci politiciens yi nekk ci Sénégal en activité Idrissa Seck moo ci gën a loyal bul bëgg électorat politique nag pour mairie de Sacré-Cœur googu surfe ci ñeneen ni nit tax ngay taxaw di wax loo xamante ne bi waroo koo wax du sa cër say ambition personnelle nag am nga droit def say ambition personnelle am nga droit ne damaa bëgg a jël mairie de Dakar ndax Khalifa Sall dootul nekk candidat loolu nit ñi xam nañ ko xam nañ ne Khalifa Sall nee na dootul nekk candidat mairie de Dakar xam nañ ko doonatul ambition soo ko bëggee yow doxee ko neneen mais bul jaar ci kaw di jéem a minimiser naan dialogue bi da ngeen koo war a bàyyeeg da ngeen a war a def nii di dal ci kaw kii di dal ci kaw kee pour say ambition personnelle loolu maa ngi ñaan suñu frère Barth mu arrêté ko parce que xam nañ ko te dañ ciy junj rek niñ junjee léegi pour wax Ousmane Sonko na moytu Ablaye Wade dañ leen di junj rek buñ demee ba ca kanam nag ba yëf yi gënoon a tàng wala mu gën a leer dinañ leen wax exactement qu'est-ce qui se passe mais ñaari mbir yooyu laa bëggoon wax ci suñu ñaari frères yooyu pour que ñu arrêté yenn affaires yi parce que sinon du ñu dem suñu frère Sonko wax naa ko na moytu Ablaye Wade na moytu Pierre Goudiaby Atepa na moytu Boubacar Camara ñooñu ñi ngi woon ci système bi muy décrier ñi ngi ci woon ñooñu ñoo motiver sax li tax mu génn di xeex système bi kon bu mu dem di ànd ak ñoom doo cohérent soo ko defee tu n'es pas cohérent il faut qu'on dise la vérité qu'on se dise la vérité man ragaluma militant wu kenn man ragaluma militant wu kenn li ma war a wax dama koy wax soo bëggee cohérence daal doo taxaw di décrier ñii di xas ñii ba pare di ànd ak ñoom déedéet loolu du cohérence cohérence ak constance da ngay nekk fi nga nekk li nga doon wax nga di ko wax li nga doon def nga di ko def man loolu laa gëm suñu frère Barth attention suñu frère Barth attention loyauté buñ koy wër fekk ko ci Idrissa Seck bu dee kaawu Khalifa Sall rek moom na nga xam ne Idrissa Seck fay na Khalifa Sall ba fay ko lu ëpp lebal na ko Idrissa Seck Barthélémy Dias moo lebal Khalifa Sall ngor kon yéen li ngeen amee Idrissa Seck mooy ngeen fay ko mais kon bul taxaw di ko xarab wala nga di ko am len loo koy wax loolu nag junj naa la ko caisse d'avance bi bëggoon naa laaj balaa may jeexal caisse d'avance bi nga xam ne moom lañ jàppoon Khalifa Sall bëggoon naa laaj Macky Sall ndax daf koo tëj wala Soham Wardini mi ngi ciy mos ba tey ak nan lañ ciy mose loolu laajte leen ko yéen waa Sénégal caisse d'avance bi taxoon ñu tëj Khalifa Sall jamono jii ndax ñu ngi koy utiliser mairie de Dakar ku ci xam dara na ma ko wax ak buñ koy utiliser mairie de Dakar ban loi la caisse d'avance bi Soham Wardini yor laajte leen ko loolu question la boo xam ne posé naa ko ndax caisse d'avance bi ñu jàppee Khalifa Sall ndax actuellement mi ngi fonctionné wala fonctionné wul ndax tëj nañ ko ban loi moo ko tëj ak lan lañ ko tëjee loolu c'est une question bu ma posé di wax gaa ñi rek ne opposition bi nañ gën a defaru te xam ne jële fi Macky Sall ba léegi jafewul il n'est pas trop tard jële fi Macky Sall jafewul il n'est pas trop tard ndax élection locale yi ak élection législative yi mi ngi ñëw ci suñu kanam te pour ñu jële ko fi lu yomb la pour ñu jële ko fi mooy ñu booloo pour ñu jële ko fi mooy ñu arrêter les intérêts personnels di wax intérêt commun
jéem a fexe ba li Idrissa waxoon liste unique bi ñu def ko, créer une opposition forte bu mën a taxaw nangu beaucoup de communes dans ce pays, nangu beaucoup de députés dans ce pays pour jële fi ki nga xamante ne bii moom mooy Macky Sall. loolu daal mooy li nga xamante ne bii man ñëwoon naa tey pour bëgg ko waxtaane ak yéen, ndaxte gëj nañu waxtaan lu yàgg a yàgg. li ma bëgg ñu wax ko mooy nañ leen booloo segg ñi nga xamante ne bii ñoo fi nekk te war a mën a baare Macky Sall la route. mooy Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Khalifa Sall ñoo mën a baare Macky Sall. nañ leen fexe ba ñooñu ñu boole leen, ñu booloo def nekk benn dynamique, nekk benn bloc pour mën a baare la route à Macky Sall. leneen lu mu mënti doon ay waxu kese la. Wade c'est le passé. Wade pare na, doomam rek lay téyel parti bi pour après jox ko te doomam dañ ko jébbale, kenn libéré wu ko, kon ñëwagul, kenn waxul ay waxam. donc Khalifa Sall nag, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, su ngeen góorgóorloo yéen a war a mën a baare la route à Macky Sall. te man foofu rek laa gis sama analyse. waaw maa ngi leen di tuubal di leen jéglu nag. waaw non Jamil dénigré wu ma kenn. Jamil Jaynaba Jamil Ibra Fall dénigré wu ma kenn. dama bëgg rek ñun ñëpp ñu cohérent ci suñ biir. man su ngeen may wax naa cohérent, man tamit dafa am ñu may wax ñoom it nañ cohérent. je ne suis pas là pour xeex benn adversaire. xeexuma Barthélémy Dias, xeexuma Ousmane Sonko, mais dama bëgg ñoom it ñu cohérent ci li ñuy def. parce que nag doo taxaw nga bëgg a xas Idrissa Seck alors que Idrissa Seck bu dee Khalifa Sall moo jàppale Khalifa Sall, keneen jàppale wu ko. ba Sénégal gépp ni gis na jàppale na ko, moo sacrifié boppam. doo xas benn système aussi ne système bii baaxul, dañ leen a war a fusiller, dañ leen a war a rey, ba noppi ñu gisaat la nga ànd ak nit ñoo xam ne carrément ñoo constitué woon système boobu. loolu du cohérence, loolu rek laa wax. mais xasuma kenn, ñëpp ay doomu Sénégal lañ, kenn ku ne bëgg nga lu baax ci réew mi, mais nag ci réew mi leen dëkk dañuy analyser, duñu ay jaayil. man nekkul ne nit daf may wax dara rek ma gumba toxlu du ma ko def, du ma def loolu. li ngay wax dama koy xool. Sonkooy kan ba duñ xool li muy def, Idrissa Seck ay kan ba duñ xool li muy def, Barthélémy Dias ay kan ba duñ xool li muy def, Macky Sall ay kan ba duñ xool li ñuy def. dañ koy xool. soo defee dara wala nga wax dara dañ koy xool, dañ koy vérifier ndax li ngay wax cohérent na wala déet, ndax li ngay wax dëgg la wala déet. su ko doonul nit ñi wax la ne du dëgg, doo yàlla doo yonent bi. man ci loolu laay dund de. man kenn moomu ma, je ne suis pas un fanatique. loolu laa bëgg mu leer, du ma fanatique gu kenn. te loolu laay ñaan sénégalais yi ñu dund loolu. xibaar bu ñu leen jox fatabaya nu la leen yàlla wax, vérifier leen ko. su dee dëgg la alhamdulilah. fii Sénégal 2024 ki gën ci réew mi rek moo fi ne. ki yàlla jox réew mi rek moo fi ne. ki yàlla tudd moom rek moo fi ne. waaye nag nañ loyal, nañ cohérent ci li ñuy wax, nañ bàyyi intérêt personnel te jéem a xool élection locale yi, ñu jéem a xool élection intérêt collectif pour mën fi jëlee Macky Sall. jërëjëf, ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi ci kàttanu suñu borom. lii moo nekkoon mbir mi. ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba fan yi. maa ngi leen di jégalu nag képp koo xam ne sentir nga ne wax bi xaw na laa déranger wala am na une partie bu la déranger, jéemuma cee déranger kenn, damay rek wax sama analyse ak sama xalaat. mais képp koo xam ne sentir nga ne xaw naa laa blessé, maa ngi la ciy tuubal. intention boobu ooma ko, mais dama bëgg a ubbi bëtu nit ñi pour ñu xalaat au-delà de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend. en politique c'est comme ça, loolu lañ ma jàngal de. il faut regarder au-delà de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. parce que politique dafa garaaw. lii ngeen di nekk di wax nii bokkul ak li ñuy tramé ci suuf. moo tax am leen ci ay xel yu baree bari, bu leen ci am rek benn xel, bu leen gumba tax lu vérifier